salaamaaleykum ñi nga xamante ni yéen taamu seen télévision la Teranga TV la Teranga Info dalee nag jàmm si seen jotaayu xibaar bi nga xam ne bokk seen émission bi nga xamante ni moom mooy allo la Teranga donc ñu war a waxtaanee li nga xamante ni moom moo ñeel wàllu réew mi li gën a fës muy génnub Adji Sarr mu nekk génn bu njëkk donc ñu war cee waxtaanee ci li nga xamante ni noonu la génn bi demee wax yi nga xamante ni moo ci génn ak li nga xamante ni peut-être que moom la ci jàngat bi si nit ñi am loolu lépp ñu war ko waxtaanee tey ci allo la Teranga donc balaa ñoo dem ci li nga xamante ni moom mooy biir waxtaan bi rek damay daal di nuyu sama chroniqueur du jour muy Lamay Sène Lamay maa ngi lay nuyu. Mor maa ngi lay fay. di fay waa Sénégal yëpp di fay aussi di leen nuyu fépp fu ñu mën a nekk ci bitim réew ak fépp. di ziar bu baax a baax sunu kilifa diine yi di leen wax dal leen ak jàmm ci seen émission allo la Teranga. ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne mooy li ñuy naan li ay di jabat ci Sénégal ak li ko wër muy mbirum Adji Sarr bi nga xam ne démb lay soog a def sortie Mor. voilà donc Adji Sarr génn bu njëkk nekk démb ci li nga xamante ni moom moo ñeel wàllu li ñu koy kéetaan fan yëpp muy wàllu coow li amoon ci digganteem ak Ousmane Sonko def fi ay génn yu bëree bëri waaye moom ñëpp doon laaj fa la nekk démb daal di génn bu njëkk daal di wax ci li nga xamante ni moom mooy li ko boole ak Ousmane Sonko nit ñi nag ku ci nekk am nga jàngat boo ci am ci li nga xamante ni loolu kii di Adji Sarr wax. donc Lamay Sène démb wax ji nga xamante ni wax na ko donc nit ñu bëri ku ne def nga si jàngat génn bi ni nga xamante ne noonu la ñuy gisee Adji Sarr ak ni nga xamante ne noonu la ñu doon xaarandi Adji Sarr wax ko donc mu mel ne démb dafa daal di gën a dugal ki nga xamante ni moom mooy kii di Ousmane Sonko gën a takkal Ousmane Sonko ci li nga xamante ni wax na ko ne noonu la mbir mi demee ak chronologie bi mu teg ci mbir mi fi mu commencé ak ba fi mu yem donc yow ban jàngat nga am ci génn bi nga xamante ni kii di Adji Sarr génn na ko démb. waaw pour man génn bee warul woon ba mu waree génn dafa passé bu dee dugal daa dugal boppam dugal avocat am jéem a dugal Ousmane Sonko maanaam ñi takkee ci mbir mi ñëpp la Adji Sarr dugal ba ci boppam moom peut-être que prêté wu ci attention à 100%. damay wax ni tey la jot ginnaaw ba mu génnee ci génn boo xam ne lu munoon ñàkk la. gannaaw ba mu ne Ousmane Sonko na taxaw mu jël kaamil waat ne mësul sekk ak man dara ma dem retirer sama plainte. loolu rek man gis nga baat boobu. pour man ça résume tout mooy bëgg naa retirer sama plainte mais fa mu am alibi. fa mu am alibi. bii tax. ma mën a dem retirer ji sans plainte bugguma tëb dem retirer sans plainte ñu ne waaw affaire bi dafa fiasco parce que ñu ngi naan affaire complot la ainsi de suite ku nekk sa jàngat man ni ma ko jàngatee. parce que mënoo toog ba tey jii nii ñu bëri ñàkk seen bakkan si coow li ñi nga xam ne dañoo meroon boole ko ci sippi ko ba mu tey jur ay 13 morts ay blessés yu dul jeex. ñaata grenade lacrymogène lañ fi dóor ñaata nit ñoo ci jëlee ay gaañu ñaata suñu alkaati ñoo ci jëlee ay gaañu lépp li ko andi mooy coow li. mais est-ce que nekkul aussi da doon xaar ba ay avocat am jox ko ndigal pour mu soog a wax wala nga jàpp ne juste rek. dafa am leen loolu lalu ci biir. bu dee avocat am moo ko sant pour mu génn wax. mooy avocat boobu de. na ma yàlla baal mais cuune mënta weesu loolu. ñun ñi jàngul justice sax. jànguñu droit. xamuñu si lu bëri lu dul si ñoom la ñuy foree liñ ci xam sax xam nañ ni dossier bu xasee ba nekk ci kanamu yoon ñi war ko àtte ba desul dara lu dul dem procès loolu kenn waru ko divulguer am déet c'est vrai tey est-ce qu'on peut dire que Adji Sarr li mu wax démb loolu la waxoon ci juge du 8e cabinet xam nga premier cabinet bi est-ce que loolu la ko waxoon foofu kon li mu wax démb est-ce que loolu la ko fa wax. est-ce que prêter nañ attention ci loolu yëpp. est-ce que seetlu nga ni li Adji Sarr wax démb ak li nekk ci procès verbal bi nekk gendarmerie
c'est diamétralement opposé. waaw ci loolu parce que dafa mel ne ñu bëri même réaction boobu lañu am koo wax danaan kii di Ousmane kii di Adji Sarr dafa mel ne li mu wax ak li nga xamante ni moom moo nekk ci procès yi dafa xaw a jiwaloo. non c'est ba tax na ñu bëri sax li ñu tiitare moom mooy les incohérences de Adji Sarr. non dafa bëri xam nga gars yi ñu ngi nekk fii naan woy tokki wokki ba mu takkoon. dafa am ko koy waxloo ainsi de suite. donte ci biir direct bi sax bon. yooyu jaruñu si dugg parce que lu ne fàng la kenn du ko jeex. mais dafa am lu grave mooy fi nga njëkkee dem. bu affaire bi amee nga ne dañ laa violé gendarmerie nga dem directement nga dem gendarmerie nga bind sa plainte. nga rédigé. te dafa woon dem. waaw commandant bi jël ko jox ko capitaine Touré. capitaine Touré topp ci déglu la déglu ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen du moom rek. maanaam déglu nañ ñëpp ñu mu tudd. sauf Ousmane Sonko. léegi ba ñu la dégloo yow premier jour bu gars yi fàtte ni du benn yoon lañ déglu Adji Sarr biir gendarmerie. daf ko déglu benn parce que ñoom en général noonu la ñuy def boo xoolee ci PV bi dañ ko njëkk a déglu benn ñëwaat dégluwaat ko. te li laaj yi des fois day nduroo pour ñu xool ndax tontu yi benn la même ci tontu yooyu da ngay gis ni day am confusion. comprendre nga. boo xoolee ci premier paragraphe ba ñu ko laajee ci viol bi nan la demee nan la def ba am mu ne Sonko dafa ñëw dugg ci salle ba mu ñëwee fëgg maanaam Adji Sarr moo ñëw tijji moom nee na c'est comme foofu par exemple c'était la première fois moom nee na à sa grande surprise ba mu tijjee bunt bi ci procès verbal bi ba mu tijjee laa yem ci Ousmane Sonko ci procès verbal da ngay dégg sax président Ousmane Sonko la bind. président Ousmane Sonko nee na ba mu ko tijjilee Ousmane Sonko demul toog ci salle d'attente bi mais dafa dem directement ci cabine bi. léegi kooku ça veut dire que du gan ci kër gi léegi Adji Sarr kon moom c'était la première fois mu koy kon Adji Sarr yàggul liggéey ci salon bi. client dëgg mooy mën a xam fii la mbir mi nekk ñu pare foofu nee na ba mu ko laajee. yan sorte de massage ngeen fi am tofiant beeg ainsi de suite mu jël ba maase ko ba mu pare nee na ba mu pare mu war a jugul nee na mu ne ko tonton pare naa procès verbal ba tey. daf ko ne tonton pare naa tontuwu ko mu ne ko tonton pare naa foofu la seen dialogue commencé. mais man li ma jaaxal ci mbir mbële parce que dafa mel ne moom li mu wax dafa ne Ousmane Sonko dafa laaj ne ko yan moo fi am donc ki nga xamante ne Ousmane Sonko yàgg naa dem foofu noonu donc il devrait être donc informé ci yi nga xamante ne moom. moo fa am genre kii yi fa am. voilà donc ça veut dire kon am na loo xamante ne leerul. lan moo Ousmane Sonko ñëw di ko laajaat. voilà la question naan ko lan moo fi am. loolu may wax ji. c'est-à-dire ki ñëw ba xam fii la salle bi nekk. est-ce que kooku am na intérêt wu di la laaj. lan moo fi am. et procès verbal pourtant Adji Sarr loolu la tontu. loolu mooy benn. foofu la ko ne pareegoo mu ne ko non man yooyu nekkuma ci mu ne ko ay ndax xàmmeewoo ma jigéen ñu bëri bëggoon nañ nekk sa place mu ne ko yooyu man yooyu intéressé wu ma ainsi de suite ay xàmmee nga ma xàmmeewuma la dem yow ci diggante boobu nu mu gaawee. nga ñëw mun na la soo ko deful parce que menace bu mu njëkk wax loolu la dafa ne Sonko da koo ne boo nanguwul def li ma la wax sa patron laa lay boole mu dàq la fi loolu mooy njëkk alibi dama lay boole sa patron mu dàq la fi parce que man client bu important laa fi. te du bëgg a ñàkk. voilà loolu la njëkk wax comme Sonko loolu la ko njëkk menacé. yaa xayti Adji Sarr ñu menacé la loolu liggéey sa patron nga kii soo génnee loo war a njëkk def. aviser oui. da ngay aviser sa patron même boo waxul ak sa patron jëkkëram mu ngi foofu ne ko ah sa client bi fi ñëw de daf maa def nangam am déet. mais loolu yëpp amu ci. c'était la première fois nee na moom ba muy sëkk waxaat na ko démb. wax na ko ci PV gendarmerie bi que moom Sonko moo ko njëkk tëddee
ci li mu wax oui. ci ay waxam. nee na Sonko moo ko njëkk a tëddee wax na ko ci PV bi wax na ko ci procès verbal bi léegi jigéen bu vierge à son âge jigéen bu vierge góor bu la magee ay at yu bëri ëpp la doole fuuf ñëw war la tëddee ci procès verbal bi nee na ci table bi lañ ko tëral. table bi ñu ko doon maasee. démb mu ne ci suuf la ko tëral. démb mu ne Sonko dafa jël loxoom dugal ko ci ay awraam si lay soog a xam ne lu mu wax dëgg la maanaam xool peese ko xam ne lii xale la quoi. ok c'est vrai. mu ne ko Ousmane Sonko ne ko tu m'as donné envie tu me donnes encore envie plus d'envie pour mu nekk ak moom fee nga ne ci kaw table bi la te li nga wax gendarmerie ak li nga wax ci presse bi ban moo ci war a mën a nekk dëgg léegi bu ñuy rendre compte par rapport ak justice ban lañ ci war a tenir en compte du bi nga wax ci presse bi bi ñuy tenir en compte mooy bi nga wax ci PV gendarmerie fee table la fii ci suuf la lu mu ci mënti doon nee na jour boobu lay soog a xam góor d'après Adji Sarr. mais li nga xamante ni moom la aussi daa bëgg a poser question di woo ñi nga xamante ne ñoom ñuy suivre jamono ji mën nañoo envoyer seen ay questions aussi seen réaction à travers la page donc li nga xamante ni moom la ñu bëri bëgg a xam moom ndax am na ñu doon wax ne ci yenn mooy presse dañoo waxoon ne 4 fois la ko violé ñii ne plusieurs fois moom ci ban niveau la jël décision ne instant yi dafa war a dem porter plainte parce que je pense que nit ki bu ñu violé benn yoon ci nga war a mën dem uti ji certificat médical avant ngaa dem kii mais plusieurs fois la am. donc fan la xel bi ñëwee mu jékki-jékki ne instant bi jot na pour mu war a mën a dem porter ji plainte donc dafa bëri ay mbir yoo xamante ne sénégalais ba léegi loolu leeraluñ ko. ba pare moo na kii waat affaire yi. c'est que li ci lëndëm moo bëri. li ci lëndëm dafa bëri mooy li mu la wax c'est-à-dire sooy jànk yi xam nañ bu wax li may wax. ñi jël seen soxna fekk mu nekk xale bu ndaw xam nañ li may wax yow xale bu ndaw même buñ la menacé ak paaka put laa la wax de xanaa dañ lay rey mais di nga yuuxu saa gis nga métit boobu jigéen mënu koo dékku noonu waxuma la waa kër gi mais mbedd mi sax dañ la dégg c'est vrai nga ne c'était la première fois aussi di nga am difficulté pour démb nga ne daf laa sotti huile bi nga xam ne day faciliter pénétration Ousmane Sonko ci moom mais loolu tamit dafa xaw a reetaan parce que ku ñu sotti huile ci ban fànn lañ ko war a mën a sottee ku góor ki moo war a sottee ko wala. déggoo lim la nee na moom non démb dafa ne Ousmane Sonko moo ko sotti huile bi maanaam da ko sotti huile bi. pour faciliter ko pénétration bi loolu la bëgg a wax. xam nga wax bu egg moom tofa ko moom. mais bu ñu dëggee bu nañ ko eggalee c'est-à-dire dafa bëgg wax ni huile bi mu ko doon maasee dafa di tax. léegi moom la jël sotti ko ci ay awram. pour yombal pénétration bi. raison de plus bu dee loolu dafa am mooy Adji Sarr bis boobu waroon na perte connaissance. oui perte sang bu bëri war na saigner waaw. war na am trace de sang foofu. ba pare du ñibbi. déggoo ma de day perte connaissance. day am métit ba du mën ñibbi. bruit bi dina bëri parce que yuuxu kese lay doon. sooy ñibbi. aussi na am difficulté pour. day am difficulté pour dem. loolu yëpp fa doon am suite logique ba mu koy expliquer dem da koo fàtte xëy na. que ba lii amee foofu laa fanaan wala fii wala fee léegi loolu yëpp am na mu ne la soo ko deful dama lay booleeg sa patron mais soo paree demal waxtaan ak sa patron ne ko man liggéey moo ma fi andi mais diw de ba mu ñëwee daf maa def nangam nit ku jub laa wax de. nit ku jub noonu nga mën a defee même soo ko deful ak sa patron. yow ak difficulté boo mënti am ba ñibbi soo ñibbee amul ñàkkuloo benn confident wala confidente boo mën a toogal nga ne ko man de diw daf maa def nangam. soit virginité nu mu sacré ci jigéen. yow nga xëy un bon jour une personne ñëw noonu ñàkkal la ko ci fracture de seconde nga ne pat. mu ñëwaat defaat la ko nga ne pat mu ñëwati defaat la ko nga ne pat maanaam boo boolee lépp. ci PV gendarmerie bi ñu yor 5 fois la ko violé maanaam 5 fois la ko tëddee léegi 5 fois yëpp musoo ko ngaan fenn
mais mu am beneen mbir boo xamante ni je pense que gars yi war nañu ko mën a fàttaliku tuuti ci procès bi parce que dañoo waxoon ne Ousmane Sonko ci procès bi dañoo waxoon ne 22h la fa ñëw en plein couvre-feu. moom démb dafa ne Ousmane Sonko ay 14h la fa ñëw xaw ma 15h ci ni mu xam ne noonu la ko waxee. donc mu am problème ci ni mu waxee heure bi. leneen li aussi amaat ci li nga xamante ni moom la Adji Sarr wax ci li nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko waxoon nañu Ousmane Sonko ba mu fay ñëw. da doon muuru pour bañ nit ñi xàmmee ko parce que xaw ma nu mu demee moom dem mu ne si première waxam si biir wax bi sax am na ñaari incohérence yu am parce que dafa ne xàmmee ma ko woon mais après si biir ba mu duggee ci biir c'est la ko wax ne tool xaw ma président Sonko donc koo xamante ne nee nga première fois bi si président nee nañ Ousmane Sonko dafa da doon masqué woo dañ koo xàmmee. si deuxième wax bi mu wax ne xaw ma woon kan la parce que boobu ubbilee xaw ma ko dafa jubal directement. troisième wax bi mu waxaat en même temps ne ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ba mu ko gisee la xam ne kii Ousmane Sonko la te aussi am na leen lu wax mu ne preuve yi ba mu ko doon ut ci téléphone rek la ne ko boo bëggee am preuve mu ne preuve bi mooy téléphone bi woo nañ ma téléphone koo ko dégg rek ma naan yow li nga am su ma ko amoon donc est-ce que loolu war na nekk preuve boo xamante ne rek war nañ ko parce que ba léegi waxul ne preuve andi na li nga xamante ne mooy ADN wala andi na ay traces de kii ba léegi preuve bi waxul preuve bi lan la preuve bi mooy woo nañ ma téléphone est-ce que téléphone kase loolu boobu war nekk preuve de viol téléphone kase nit ko woo téléphone ne la wax na rek dégg ay voix ne waaw yow bu doon man nii laay def nii kii dafa bon loolu moo war nekk preuve de viol ci koo xamante ni mi ngi utiliser xelam. xam nga gendarmerie ndeysaan di leen masawu coono quoi. c'est que ñoom ñoo dul xeebal nit soxlaam. bu dee gendarmerie bi ma xam. rawatina brigade de recherche bi ma xam. te capitaine commandant Meng ne fa. capitaine Niang ne fa. ba ci Touré mii. Touré mii mujjee démissionné ba ci ñoom Ngom ñoom Diop ñoom Clic du ñu xeebal nit soxla dégg nga de ba ci Baye Fall ma fa ne xale bu ndaw sax bu fa ñëwee ne damay porter plainte waaye dañ koy jël à. déglu ko. gan di mbir. ñoom loolu ba mu amee lan lañ njëkk def réquisition lañ njëkk def sur les appels téléphoniques dem ca Free jël réquisition bi foofu. sànq maa ngi lay woon ci PV bi. par rapport ak caméra de surveillance yi nekk ci biir institut beauté. amul résultat. léegi. loolu yëpp amoo benn résultat foofu parce que loolu moo tax bâclage bi pour man moom mu bëri lii mënoon na bañ a egg fii yëpp du moment où expertise médicale bi wane na ni Adji Sarr yàgg na xam góor c'est que dañuy mën a am confiance ci li gendarmerie def ak sunu corps médical bi loolu rek mënoon na fay ay mi ñi ko jël seeg ñi ko yóbbu pour lan qu'est-ce qui s'est passé entre temps. lan moo tax Adji Sarr li mu wax ci PV bi xanaa da ko fàtte. même bu ko fàttee sax ñii naan par exemple dañ ko doon wax loo muy wax mais ñooñu waroon nañ jël PV bi teg ko seen kanam. léegi bu dee moom li mu wax ci PV bi du dëgg que li mu wax démb ci presse bi mooy dëgg capitaine Touré dafa war a delluwaat ci liggéeyam. oui. ñu xam ne kon du moom moo fuité information dëggantaan bi peut-être que bu dee moom li mu wax fii moom la waxoon ci PV original bi capitaine Touré daa war a dellu liggéeyam ñu xam ne kon dañoo falsifier ay PV. te aussi Adji Sarr dañ koo teg loxo fi mu nekk nii. non déggal mu la dañ ko war a génnee brigade kii bi ñu ne kii bu LGI mbaa bu ñu ko tëj. pour ces 45 jours là donc il est grand temps capitaine Touré delluwaat liggéeyam. ça c'est un ordre des avocats dañu war a convoquer maître El Hadj Diouf. parce que dossier bi dafa nekk ci kanamu yoon. dossier bi ngi ci kanamu yoon parce que Ousmane Sonko bañ ko relever kii bi garde à vue bi mu dellu këram mais boobu ak léegi boo xoolee waxaatul ci dossier bi parce que dafa nekk ci kanamu yoon. donc lan moo tax Adji Sarr am avocat bu toll ni maître El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf xam-xam bi mu amee par rapport ak justice ñaata at lu mu ci def. waroon na xam ni c'est interdit léegi lan lañ ci doon ut loolu yëpp. mooy wax ji. lan lañ doon ut. mooy lim la wax sànq ñaari baat yi da nga ko siy jàpp xam nga mooy ban naa waat que ni musul sekk ak man ma déglul wax ji de. na waat ni musul sekk ak man.
saa ma ñëw sàcc sa verre bii wax ji bëri nga ne ma waatal rek. musoo laal verre yi. musoo laal verre bi ma dem retirer sama plainte sooy man de la man su ma fekkente ne man maay conseil Ousmane Sonko benn mbir naa ko wax non seulement na jël loxoom teg ko ci kaamil. waat comme musul sekk ak Adji Sarr lu dul liggéeyam bi mu ko doon fekk mu koy fajal soxlaam bi mu amee ci yaramam. lu weesu loolu musul sekk ak moom dara mu waat ko. mooy benn. beneen bi mu exiger Adji Sarr que doo fi retirer plainte boo fi retirer plainte man maa lay porter plainte. parce que dossier bi fu mu toll nii. amul non dafa egg foo xam ne. amul bàyyi noonu. parce que policier daf cee am ay gaañu ay bakken rot ci. xaaw yi sutura doomu jàmbur am ci. yëddu nit am ci. leneen ak leneen am ci kon dossier bi mënul naax saayee noonu. ba pare jël doomu jàmbur boo xam ne c'est un soutien de famille tey ñu ngi ko tëj LG Mbao muy capitaine Touré bi nga xam ne moo njëkk yor dossier bi. dafa yomb trop Adji Sarr di taxaw naan Sonko na waat. pour me retirer sans plainte. su waatul nag Sonko kon bu ko neexee ne kon du ma waat damaa bëgg ñu dem procès. donc ci loolu ba léegi la ñuy des ci sortie bi nga xamante ni moom mooy sortie bu Ousmane Sonko bu Adji Sarr du moins donc mu mel ne démb Sénégalais dafa mel ne dañoo ne Adji Sarr mi ñu gis donc dafa nekk koo xamante ni daanaka li muy wax daa mel ne ku ko préparé dem ba ci biir nga réer parce que am na ay images yu génne benn feuille bu mu téye mel ne kuy lire parce que dafa mel ne ni mu doon waxee dafa topp chronologie li nga ko wax loo muy takkoon benn tolku wakki ci nopp bi ñu bëri décortiquer nañ image yooyu donc mu am yu bëri yoo xamante ne day mel ne kii di Adji Sarr dañ ko préparé loo ne ko waxal lii direct bi aussi ni mu demee ñu bëri même ñun luñ cuune nekk ay journalistes aussi xam nañ ne technique bi ni mu demee woon c'est un genre boo xamante ne genre direct boo xamante ni c'est truqué donc suñ ci ko mën a gisee. donc yooyu yëpp nga xamante ni am na Adji Sarr jékki-jékki rek génn wax yi nga xamante ni wax na ko waxi bu ci nekk ci biir mbir mu am ay juum yu bëri ba tax am ku génn ki nga xamante ni moom mooy benn juriste ne Adji Sarr fi mu nekk nii dañ ko war a teg loxo parce que li mu def waru koo def. kii di maître El Hadji aussi dañ ko war a teg loxo parce que li nga xamante ni mooy procès bi waru ko woon génne wax li nga xamante ni moom moo ci am. donc yow fi mu nekk nii ban position nga am ci li nga xamante ni moom moo am ci cool lu mu demee parce que bu demee bay na nit ki waatal defal lii te li nga xamante ni wax na ko ci biir mbir mi mooy dafa takkalaat sax ki nga xamante ni moom mooy borom boobule salon parce que buñ toppee mbir kooku dañ ko war a jàpp tëj ko parce que dafa mel ne kuy def mbir cagatu parce que moom mbir mi dafa ne woon ci commencement bi ne moom ñaari façon massage lay def muy massage relaxant ak tonifiant. moom ci biir waxam mu ne am nañ foofu massage tonifiant am nañ relaxant am nañ body am nañ li nga xamante ni mooy jacuzzi te ku xam body boo ànd ak sa xel xam ne dëgg body mooy. loo xamante ni ay body yu xamante tout nu affaire yooyu donc loolu ci massage donc yow mbir yoo nga xamante ni wax na ko révélé na ko donc est-ce que fu nekk nii moom mbir mi dafa gën a jaxase dossier bi ba tax day takkal ki nga xamante ni mooy borom kër gi takkal borom salon bi takkal ñeen ñi nga xamante ni laal na ci dossier takkal boppam aussi lee ko ci boole maanaam takkal boppam côté maître El Hadji Diouf man dama bëgg xam est-ce que comme par exemple bu ñu la waxee ne la alkaati bi de dafa def lu dul yoon dañ ko war a tëj ba pare summi ko. xanaa avocat yi amuñ loolu comme par exemple boo defee loo xam ne waroo ko def. ñu avertir la. nga defaat ñu avertir la. dañ laa war a summi wala amul loolu. bu dee loolu am na aussi bëgg nañu ñu leeral ñu loolu. parce que dans les normes defe naa maître El Hadji Diouf est-ce que bokkul ci avocat yi ëpp abi avertissement. oui surtout bëri na trop. bëri na trop quoi te lu ëpp tuuru. soit day def show mu def show bu dee day def comédie wala leneen mu def ko. bu dee dee politique mu bëgg ko jaawaleeg mbirum justice ñu wax ko ñu summi mbalaanu kiwam ci avocat. mu dem defi politique am. c'est mieux. beneen bi yaa ngi wax léegi ci procès verbal bi gis nga Adji Sarr dafa benn question bu ko capitaine bi laaj. Pouvez-vous me donner les heures auxquelles vous avez reçu le nommé Ousmane Sonko. oui surtout.
maanaam capitaine Touré da koo laaj jox ñu bés yi ak heure yi nga xam ne Ousmane Sonko fa la ñëw mu tontu ko mu ne ko pour le 2 février le 2 février. mu ne ko Ousmane Sonko ñëw na fa à 21h. Le 31 décembre ñëw na fa 19h pile. mu ne ko le 21 décembre mu ne ñëw na fa 14h ak 15h ñëw na fa benn 14h ñëw fa benn 15h. ci même journée bi. léegi doo xam ban jour la ci parce que 31 décembre ñëw na fa 2 février ñëw na fa 21 ñëw na fa. te yëpp ay 14h 15h la wax. 14h et 15h. peut-être dafa bëggoon wax entre 14h et 15h. léegi ci ñetti kii yi boo déggoon mu wax démb lan la wax bañ ko laajee ñaata yoon nga sekk ak Ousmane Sonko nee na dafa bëri. xamutu ko donc moom 4 yi wax kon dàq nañ 4 kii ñu waxoon. xam nga c'est un peu contradictoire aussi. c'est que dañoo nekk Sénégal yor suñuy xel di xalaat. on n'est pas là pour Ousmane Sonko nii pour mais bu dara génnee dañoo am suñu xel pour xalaat aussi. c'est que boo demee ba bëgg am loo gëmloo Sénégalais yi mais na nekk lu dëgër. parce que boo xoolee première fois ba ñu nee Ousmane Sonko dañ ko porter plainte pour affaire de viol mais ba mu génnee moom def déclaration dafa téye fu dëgër. dafa taxaw fu dëgër këcc. joxe ay argument la ko fa yóbbu ak leneen ak leneen. te bu ñu fàtte aussi ci première déclaration Ousmane Sonko dafa ne man ñu ngi ma doon wax ne ma ñu ngi lay waajal ci salon de massage. loolu aussi il faut gars yi di ci veiller Ousmane Sonko l'avait bien déclaré ci jour boobu que ni am na ku ko wax ne ko moytul ndax ñu ngi lay waajal ci salle de massage. léegi ci 2 février 31 décembre ak le 21 décembre Adji Sarr ñaata yoon la gisante ak Ousmane Sonko. te mu wax ci PV bi fii que ni jour yi rek lañ gisante ñoom ñaar. léegi plusieurs fois bu mu wax démb ci télé bi fan la jóge mais plusieurs fois aussi foog ñu leeral moo foog ñu leeral ne ban jour la ci jël ëmb première fois bi la jël ëmb deuxième fois bi ak ñaari période parce que posé nañ question ne ko si ëmb bi nu mu demee bay nangul wax ndax Sonko la mu ne je préfère la garder donc waxul ndax Sonko moo ko ëmbalu Sonko ëmbalu ko. ba léegi waxu ci mbir yooyu mais ñun ba léegi li ñuy wax ba xam mooy Sonko moo ko ëmbal waaye si ñaata mois la tool ak ban période la ëmb parce que moom wax na ne ki nga xamante ne moom mooy kii am ki ko jël. ki ko jëloo dañ ba essanné ko est-ce que doo avorté donc kooku nan la def ba xam ne fi mu nekk ni kii violé nañ ko ba mu ëmb. waaw koo xamante ne nee na mosuma waxtaan ak kenn mbir mi kenn mosu koo yëg. nga ni si procès bi kooku wax na dem na sax ba si kanamu ki koy enquête mu ne ko est-ce que doo yàq ëmb bi yow loolu ku ko wax sax si kanamu kii dañoo tëj saa si doo tax tëj ñu ko ba mu waxee loolu si kanamu ñi koy enquête. super beneen mbir bi mu ne waat li nga xamante ne moom mooy ay nañ ma jox café xaw ma ak lan pour ma avorter xaw ma affaire yooyu donc kooku ban période la xam ne kii ëmb na te moom nee na mbir mi mosu ko wax kenn mosu waxtaan ak kenn ne kii violé na ko. kooku ban instant la xam ne Adji Sarr ëmb na ak lan moo xamal ne Adji Sarr mi ëmb na ak lan moo xamal ne Sonko moom moo ëmbal te moom nee na mu si waxtaan ak kenn foo ci période boobu yow tam loo ci mën a wax. léegi dama lay liiral dernier paragraphe fu deuxième jour bi mu ñëwee ci enquêteur bi. foofu rek pour mu leer. ba mu ko waxee jour yi mu fa ñëw ak heure yeeg yooyu yëpp. Touré da koo ne. avez-vous autre chose à déclarer. maanaam bu ñu la enquêté ba pare bay tëj dañ lay laaj ndax amul loo fàtte wax walla affaire yooyu mu ne je voudrais rajouter qu'hier maanaam bii le 5 la. ba ñu koy entendre maanaam le 4. le 4 février le 4 février. qu'hier Ousmane Sonko est venu à 21h et m'a dit avoir un laissez-passer pour circuler. En temps de couvre-feu. Je voulais préciser aussi qu'il ne s'est jamais protégé en entrant des rapports sexuels avec moi. Il me proposait toujours d'aller acheter une pilule. C'est tout ce que j'ai à déclarer le même jour à 12h33. Maanaam nee na Ousmane Sonko moom fay ñëw à 21h dafa ñëw ne ko dama am laissez-passer Ousmane Sonko honorable député la moment boobu
député amuñ carte. soxlawul laissez-passer. soxlawoo laissez-passer. quand c'est la vérité. beneen bi mu ne la Ousmane Sonko da ko doon proposer pour muy dem jënd pilule parce que moom du protéger wu mukk waaw léegi dem boo déggee ci biir waxam dafa ne Ousmane Sonko daf ko ne sama biir kër ibaadu laa fa dafa am lu may doxalee mais su ma génnee beneen nit laa kon ça veut dire dafa bëgg wax démb que ni Ousmane Sonko caay-caay la maanaam biir këram indo la fa mais bu génnee day jouer kaboy loolu la bëgg wax léegi pour wax maanaam buñ ko wax ci jargon nandite Sonko doful bu dee moom lu mu wax mooy dëgg noonu que Sonko bu demee këram ibaadu la mais bu génnee saay-saay la léegi ci wax bi fii ki lay jëndaloo pilule kon ça veut dire que Ousmane Sonko bu dee saay-saay boobu moo nekk ci moom war na xam ni day dem pour am benn booy bu mu war a laali ñu baal ma ci kàddu bi day moom ci boppam mooy jël ay précautions dem jënd ay préservatifs am wala moom ci boppam mu jënd ay pilule denc ko bu ñëwee jox ko booy bi je pense que amul benn saay-saay bu yor ay soxnaam dem di sëgg ci beneen xale bu jigéen te doo protégé wu ak tur bu mu am dayo bu mu am démb mu ngi koy wax ci biir interview am nee na Ousmane Sonko nee na ko su ma xamoon ni damay daj ci yow du ma takk sama ñaareel bi nga xam ne maak moom sax dañoo am problème bi may ñëw fi mu ngi sol robe bu rouge xam nga déjà foofu imaginer mu tombe woon bis boobu Ousmane Sonko ba muy génn kër gi mook jabaram ñu ànd mu sol robe bu rouge loolu du andi problème ci biir këram ndax du jox dëgg Ousmane Sonko ba mu naan ñu ngi may yëddu ba sama biir kër dem nga déglu ci biir waxam mu ne la maak Ousmane Sonko daawuñu waxtaan léegi koo daawul waxtaanal kooku nan lay mën a amee conscience tranquille ñëw di la wax ay vie familiale c'est vrai te koo xamante day ñëw ne dañoo def ma defal ko day ñëw def lu ngay def mu dem yoonam loolu ñaata la ko wax ci biir interview bi déglu ci biir interview bu baax dégluwaatal interview bi nee na man ak Ousmane Sonko sekkuñu ay wax léegi koo sekkulal wax lu dul moom la ñëw faj aajoom dem yoonam ban moment la war a mën a taxaw pour ne la maak sama jabar dañoo problème dafa ma teeloon xam sa yow dama lay dem takki kërën dugg na fii gën na fii dañ wax dëgg ba pare ki la doon imposer pour nga dem wuti pilule kon ça veut dire que viol amatul foofu yow boo amee audace yu dem di wuti ay pilule moo xam ban pilule la parce que bu dee pilule du lendemain la mënoo ko jënd ci guddi googu mais au-delà de cette pilule bi sax ki nga xamante ne moom mooy benn juriste nee na li nga xamante ne war nañ ko mën toppee Adji Sarr ak borom kii muy affaire proxénétisme muy li nga xamante ne mooy wàllu jaay sa bopp ci loo xamante ni jaarul ci yoon donc ki nga xamante ne nangu naa def ak góor nee na da nga bokk ak moom si jacuzzi mu def tout nu moom moo ko wax ñëpp dégg ko mu ne tout nu ba ma bëgg di gis ay réew a jàpp tout nu si massage donc ça veut dire foofu amul viol mais consentement fa parce que nangu nga xam nga ne góor ak jigéen ci benn jacuzzi yéen ñaar ñëpp def ni leen yàlla juree woon donc je pense que foofu moom ay viol am fa mais consentement fa am donc ci loolu nga xamante ni wax na ko donc est-ce que foofu bëggul nekk jéem a jaxase xel Sénégal nit moo tax bëgg a andi le mot ne est-ce que Ousmane Sonko waxatuma léegi waxu viol bi mais na waat ci alxuraan ne mosuñoo sekk dara boobu sax mbir boobu leerul parce que sekk dara bi parce que sekk nañu ki nga xam ne mooy ñëw nga maas nga dem ci yeneen donc loolu nag est-ce nekkul dafa bëgg a jaxase li nga xamante ne mooy xel Sénégalais yi jaxase ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñenn ñi doon dox pour jàmm am ci diggante Ousmane Sonko ak ñeen donc fi mu nekk nii dossier bi daf ko bëgg a def loo xamante ne daanaka mbiru la lañ ko mën a sax mbiru saytaan la bëgg a def ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo joxoon tuuti gëdd ki nga xamante ne Ousmane Sonko ñoo ñu mujj retiré ci mbir mi. waaw xam nga loolu yëpp mën na nekk. parce que dafa andiwaat leneen moo tax ma ne depuis le début période bi Adji Sarr wax. dafa dépassé c'est-à-dire c'est passé moom bu mu waree waxul normalement si tout se passait bien laa la wax ba mu demee ba Ousmane Sonko def déclaration que damay wuyee jéeg du ma wuy ji su waroon wax moment boobu lay wax
mais doo toog ba coow li na këcc. nga bëgg a taxaw di gëmloo nit ñi leneen fekk PV yi gars yi liir nañ ko liirati. ay capitaine Touré di si am problème ñeneen ak ñeneen di si am problème. ngay soog a taxaw di wax te li nga wax na ma yàlla baal mais li ci fondé dañ koy xoolaat. parce que ñun ci li mën a sukkandiku mooy li nga njëkk wax la nga wax ca PV ya loolu la ñu mën a sukkandiku pour taxaw parce que li jaral gendarmerie génn ba war a jël capitaine Touré. di ko yóbbu cave pour 45 jours. saa loolu du lu ndaw. moo tax ma ne la sànq bu dee PV bii ñu yor te mu wasaaroo ci ñu bëri kon du PV bu baax bi. kon am na lu leeragul ba léegi. ah waaw capitaine Touré boo ko déggee moom tamit ci bëri ay intervention yi mu def danaan la PV bi jarul ma ciy dugaat parce que tas na ci sénégalais yu bëri. kon bii mooy bu baax bi. oui c'est vrai. léegi ñoom dañoo bëgg a dindi PV bi comme ni ko maître El Hadj Diouf ci boppam waxee woon ca Futurs Médias que PV bi baaxul ban PV moo baax et pourtant c'est le même PV moom lañ yóbbu assemblée nationale pour lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko c'est ce même PV moo dem ci juge bi c'est ce même PV yow avocat am moom nga yor nga ne baaxul lan moo baax. li Adji Sarr wax dem. man ma baax ñaari PV moom. ah mais. doo xam fooy taxawee. comprendre nga donc nañ bàyyi di jouer sur le sentiment des sénégalais. wax ci foofu la nekk mooy tax ma ne la ñaar yi daf ci am solo na Ousmane Sonko génn waat que musul sekk ak man ma retiré maanaam na waat ma retiré man li may jàngat foofu wax naa ko sànq. mooy buntu laay ut. pour génn ci wax ci parce que j'en ai marre boo seetaanee Adji Sarr nga xool ay photo Adji Sarr nga xam ne Adji Sarru démb bii bokkul ak Adji Sarru normal yaa ngi gis Adji Sarr boo xam ne peut-être que gëj na nelaw normal regarde ses yeux lan moo ko teree nelaw yàgg nga liggéey ci image xam nga bu baax li ci image nit ki wax xam nga bu baax ce que ça donne. Qu'est-ce qui s'est passé lan moo wàccee kanamu Adji Sarr bi y a problème. damaa bëgg a génn ci dossier bi mais xaw ma yoon bi may jaaree pour génn si. est-ce que comprendre nga baax fi may wax. maanaam damaa bëgg génn mais foog ma am buntu bu baax ma génne. maanaam bu Ousmane Sonko taxawee suba teg kaamil bi waat. et pourtant avocat am def na ko mettal génne na fi kaamil. waat ci yàlla. que Ousmane Sonko musul sekk ak Adji Sarr dara Ousmane Sonko mun na ko def suba. mun na ko def tey waaye léegi bu ko defee léegi lan la ñuy wax pour man bés bu su ko Ousmane Sonko defee taxaw di waat mooy wàcc na pour man amul droit sax taxaw di waat. waaw bu mel ne kon xam naa li ñu tëraloon ci waxtu léegi mu mat ñuy nuyu rek ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre jamono ji ku ci mel ne Mamadou Lamine Tombo moom mi nga xam ne je conseille au président Sonko de ne pas jurer parce que même s'il porte plainte contre Adji Sarr rien ne va à l'arrivée di nuyu aussi Rachid Walid mi nga xam ne mi ngi leen nuyu yow la may ak aussi Khalil Sow mi wax ne yow mënoo sax mun dee xaw a tooñal tuuti mi wax ne yow mënoo wax français di traduire aussi di nuyu ki nga xamante ni moom mooy Zon Sidibé di wax ne c'est très pertinent ñoom ñi nga xamante ni ñooy choisir di suivre à chaque fois allo la Teranga donc li nga xamante ni moom la ñuy jeexee donc mu nekk dernière tour de table bi nga xamante ni moom la ñuy jeexale mbir mi mooy fi mu nekk nii naka la nit ñi war a mën a taxawee ci mbir mi nga xamante ni moo am jamono ji ci mbiru Ousmane Sonko bi parce que ñu bëri gis nañ ne li nga xamante ni moom la wax démb amul cohérence li nga xamante ne gis nañ ne takk na ko ci nopp beek mbiri affaire yooyu donc fi mu nekk nii ndax dangaa war a ànd ci li nga xamante ne moom la ay avocat Ousmane Sonko ñoom nee nañ du ñu génn du ñu wax ay avocat am du ñu wax ay jegeñaale du ñu wax tant que procès bi ñëwul donc fi mu nekk nii yow boo doon jox fi mu nekk nii conseil ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mbir mi muy waa gendarmerie muy waa ñi ànd ak Ousmane Sonko donc lan lay nekk. mooy li mu wax léegi benn Adji Sarr doo ko mën a victimiser ci lu bëri parce que da ngay xam ne aussi. Il y a beaucoup de choses yoo xam ne c'est pas cohérent
mooy li mu wax ci procès verbal bi ak li am ci télé bi. démb boo xoolee nu mu insister. par rapport ak no président Ousmane Sonko. taxaw waat daf ci insister en fait. na waat. non yow taxawal nga waat rek ne. maak yow mosuñ def lii moom lay génn wax viol bi nekk ñaata yoon la ko Sonko wax. que dara mosul dox digganteem ak kii. ñaata yoon ci déclaration bi mu def yëpp. que dara mosul dox sama diggante ak moom. loolu mooy beneen bu ay avocat Ousmane Sonko taxawee ñu ne ñoom duñ ci wax man je dis professionnalisme la. ute ak maître El Hadj Diouf pour man tey dañ ko war a summi ci grade bu mu nekkee ci côté avocat su dee am na dañ ko war a summi parce que li mu def dafa violer constitution wu ak liggéeyu avocat da ko tuutil def ko benn genre comédie comme si benn sànneex moo ñëw gérer teg benn scénario am pour man loolu fee la tegu Ousmane Sonko mu waat ñàkk waat lii foog mu dem procès parce que dafa war a leer nañ mu waat Adji Sarr dem retirer plainte am dañuy dem procès loolu sénégalais si boppam ñoo ko war a bañ xam lu tax sénégalais war ko bañ parce que ay bakken dañ cee rot ay nit di ci warante guddeeg bëccëg am na amul procès foog mu am bu dee ñoom ñoo bëgg a daw procès bi di waatloo Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko waatee mooy tuutil na boppam lii foog mu dem procès mu waat dem procès ñàkk waat dem procès parce que bu demul procès mooy Ousmane Sonko sénégalais si boppam ñoo koy yàbbi tufli ko fële on est au Sénégal c'est que buñ ñu dugal ci yenn détails yu bëri parce que Demba Ndiaye la Sénégal am dëj bu mag ci Thione Seck ñu koy jooy noppeegul même pas une semaine tu nous sors avec les affaires de Adji Sarr li ñuy wax naan suñu kilifa diine yi li ñuy waxaat fii encore ana respect bi ñu leen jox barki Demba Ndiaye la fi kilifa gi taxaw ne ñi nekk ci kaso bi nañ leen génnee ainsi de suite yow ñu ngi ci loolu eggaleeguñu pareeguñu sax nga ñëw andil ñu Adji Sarr pour mu wax ak sénégalais yi est-ce que c'est le bon moment c'était pas le bon moment bu mu war a wax passé na bu yàgg donc bu ñu andiwaat ci ay futilité ay Adji Sarr Ousmane Sonko loolu leneen la beneen bi ci biir waxam dafa taxaw di gëñ ne Maulana Cheikh Ibrahim Niass rek laa gëm il faut faire très attention ci yenn yi aussi bu ñu koy def Adji Sarr bul jouer avec le feu am na kilifa yoo xam bu leen gëñee noonu rek c'est dafa yomb trop di gëñ ci sunu kilifa diine yi lu toll ni Maulana Cheikh Ibrahim barki man Cheikhu Tidiane rek laa gëm kenn weddiwul la ko mais il faut faire gaffe. non c'est que bul dugg ci sentiment nit ñi ci moment boobu quoi xamul la kenn weddiwul ne peut-être que mun na nekk taalibe Baay mais bu mu jouer ci sentiment yooyu parce que yooyu du luy jouer ti léegi ci Sénégal kon na gars yi delloowaat ci xel yi parce que sénégalais mooy li may wax ñi juddu 2000 jàpp 2010 ñoom ñëpp c'est les enfants du nouvelle technologie bi dañ cee da ngay gis xale bu ndaw bu am 5 ans nga jox ko téléphone mu décoder ko ubbi code kon dara yéematu leen ci informatique moo tax da ngay def tel gars yi génne la lépp li ciy dëgg ak lu ci dul dëgg yàlla suñu borom rek moo xam fii lu fi waaye mënti wax da ngay lire rek entre les lignes def peser poids bi wax ji jeex léegi nag lii war a des mooy Sonko waat bi ne sewow na ko jël teg ne imposer procès bi. ok voilà. loolu moo ci am solo. au cas échéant capitaine Touré ñu jëlee ko ca RGI Mbao yóbbu ko këram mu ñibbi continuer waat liggéeyam bu dee Maître El Hadj Diouf lu mu wax moo nekk que procès verbal bi baaxul kon dañ ko fuité falsifié ko. Voilà. C'est très important ñu bàyyi ci xel. et que on est au Sénégal fii dara mënut fee umpeeti quoi.
voilà donc ñu doon waxtaane tey li nga xamante ni moom moo ñeel wàllu génn Adji Sarr bu njëkk démb jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi donc dégg ngeen li nga xamante ni kii di Lamay wax na ko ci wàllu expertise li nga xamante ni moom mooy pertinence li nga xamante ni wax na ko ak li nga xamante ni lépp loo xamante ni wax nañ ko fi nekkul suñu waxi bopp mais juste ku nekk da ngay def interprétation li nga xamante ni moo fi am daal di def recollage def li nga xamante ni moom mooy sa analyse ci mbir yi nga xamante ni noonu la demee donc di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi taamu seen télévision la Teranga Info la Teranga TV ngir di topp Allô la Teranga leen jox dig daje suba suñu yeneen jotaay ak ci yeneen sujet yoo xamante ni moom mooy ñeel wàllu askan wi den jaajëfal leen jox dig daje di ñaan jàmm Sénégal di ñaan jàmm ci àdduna si sépp feebar bi nga xamante ni moom moo lëmbe bi réew mi yàlla daal ko fi jëlee bana yàgg di jaajëfal aussi képp koo xamante ne fi mu nekk ñaar yaa ngi doon suivre jamono ji Allô la Teranga fii ci studio bi donc wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf